dañuy daal di dalal ci plateau bi nag les historiens ci trace d'histoire ak Papa Ibrahima Ndiaye bu ñu ci jógee daal dem l'heure des profs ak professeur Mbaye Thiam jingle trace d'histoire ñu ñëwaat léegi. Tok Tok Sénégal. sama gorom maa ngi lay nuyu di la dalal ci plateau Tok Tok Sénégal. ñu ngi lay nuyu di la ziar di ziare Papa Ibrahima di ziare bokk yu baax yi ñu suivre yëpp ci waxtu wi ñu daan ànd ak professeur Songué te mu nekk ci yitte. di ko ñaanal yàlla na yitte antu ba mu fekk suñu fii ñu àggale sumb bi nu sumb fii. amiin yaa rabbi alors Papa Ibrahima Ndiaye yow itam ma leen nuyu waat la dalal ci bi rubrique trace d'histoire nga indil ñu soxna Mariama Ba. waaw soxna Mariama Ba maa ngi lay nuyuwaat Aïssata di nuyu professeur l'unique historien du plateau. nekk suñu modèle ku ñu ràññee lool ci Sénégal. te xam naa ne sax ki ñu waxtaanee tey war na xam histoire bu baax a baax muy Mariama Ba tey jii 17 août 1981 la génnoon àdduna tey nag ñu war koo fàttali bu baax parce que defal na li nga xam ne moo jëm ci wàllu mbind surtout Sénégal am solo loo xam ne jar na ñu koy fàttali moo tax ñu jëm a toppaat jaar tuuti rek ci wàllum histoire doog a ñëwaat. Très bien alors portrait Mariama Ba ak Papa Ibrahima Ndiaye ñëwaat léegi. Tok Tok Sénégal. turam sénégalais yu bari saay buñ ko déggee foog rek seen xel dem seen gone wala sax seen passion jëm ci wàllum littérature mu gane ci àdduna 1929 ci Ndakaaru Mariama Ba dafa am chance tombeek waajur bu góor boo xam ne daf ko poussé ci wàllum njàng te loolu yombul woon ndax contexte colonial bu ñu nekkoon li ni mel may ko mu dugg ci atum 1943 école normale des jeunes filles bu Rufisque nga xam ne ñu ngi ko taxawal ci atum 1938 ca naka noone sax lam diplôme am dugg ci wàllum njàngale def ci fukki at ak ñaar waaye nag am ay jafe-jafe wàllum wér-gu-yaram moo tax ñu daal di koy dugg ci biir inspection régionale de l'enseignement waaye nag ci wàllum littérature dëgg lam succès bu kenn dul naatable ci atum 1979 mu daal di publier ci biir nouvelle édition africaine roman bu njëkk tuddee ko une si longue lettre ci biir livre ba nag mu ciy nettali histoire Ramatoulaye ñu bari jàpp ne sax histoire am la ndax Mariama Ba jot naa am ay borom kër daal di divorcé gannaaw ay jafe-jafe bu weesoo wàllu woowee leneen lu ñu mën a jàng ci livre bi nga xam ne mooy def ci fësal bu baax jafe-jafe jëm ci wàllum nekkin jigéen ñi ci biir société bi loolu nag ñu bari gis na sax moom Mariama Ba bokk na ci ñu njëkk a fësal jafe-jafe yu jigéen ñi di am ci société bi jaarale ko ci bind boobu sax moo ko may moom raaya bu mag bu dutee ko prix Noma jëm ci wàllum publication ci Afrique ci foire bu Francfort ci Allemagne ci atum 1981 ñu defe ne Mariama Ba fa lay yam mu daal di cay toftal ci at bu ca topp beneen raaya bu mag ñu dutee ko Grand Prix littéraire d'Afrique noire Mariama Ba am wàll bu rafet ci wàllum bind génn àdduna 17 août 1981 liggéey lu am solo ci wàllu mbind Sénégal Afrique wala sax àdduna si ndax boo seetee nag livre bii une si longue lettre université yu bari dañ koy jàngale ci àdduna si te beneen livre bi nga xam ne daf ko génnee di Champ écarlate am na tamit bayra bu am solo fii ak fu ne. Tok Tok Sénégal. Trace d'histoire sur les traces d'une très grande dame Mariama Ba une dame boo xamante ne elle a marqué notre enfance parce que voilà au collège ñun ñëpp lire nañ une si longue lettre on a adoré sànq maa ngi naan prof il faut ma liraat ko parce que xam naa ne la Aïssata qui avait lu une si longue lettre ak Aïssata bi tey bu koy liraat du doon benn Papa Ibrahima Ndiaye ñu mën a jàppalan ci Mariama Ba. exactement parce que boo seetee ak lu muy woy bu rafet yëpp mu am boo seetee ñaari livre rek la bind benn bi professeur mi ngi koy fàttali léegi amul bayra torop te pourtant qualité yi nekk lu am si une si longue lettre la am muy un Champ écarlate mu nekk livre bu am solo boo xam ne ba mu génnee àdduna sax après lañ ko génnee ndax fekkeewul li nga xam ne mooy publication bi mais bu ñu gën a xam suñu génération mooy bien sûr une si longue lettre qui n'a pas lu une si longue lettre laa doon wax sànq Papa Alioune Sarr ñun sax bu ñu koy wax c'est vrai que tey jii mën nañ jàpp ne c'est un peu triste bu ñu fàttaliku Mariama Ba parce que 17 août la génnoon àdduna mais pour ñun dañuy garder joie boobu noonu parce que livre bi boo ko liiree lu mu lay jàngal
lu mu lay indil ci wàllum littérature c'est tout simplement extraordinaire. ak li ñu ci xam ci Exactement. Culture sénégalaise de façon générale et qu'elle a su décrire sans hypocrisie. Sans hypocrisie et dans un contexte où professeur à l'époque c'était pas évident contexte la boo xam ne affaire sociale pression sociale xam doole loolu. moom nag ñu jàpp ne bokk na ci jigéen ñi nga xam ne ci wàllum mbind ñoo gën a fësal ñu dutee féminisme mais féminisme boo xam ne dafa dëppook suñuy aada ak suñuy cosaan. waa xam nga Pape Ibrahima dafa am roman yoo xam ne du roman. Une si longue lettre roman la parce que am na lu mu ci bind loo xam ne ci xeltu mu rafet ak seet nu mu koy présenté ba boo ko déggee jàng ko mu neex ci sa xol am na ci mais daf cee bokk aussi lu mu dund loo xam ne dund ko moom rek dafa gisoon jigéen ñu bari de sa génération ak sa génération yi woy juróom di ko dund mu di ci alerter donc c'est une espèce de peinture sociale diggante jëkkër ak jabar ci biir kër sur le modèle sénégalais africain mais en transition parce que li tax mu nekk en transition bindul diggante jëkkër ak jabar joo xam ne c'est complètement sur le modèle traditionnel kii jàngul ñu séq ak kii moom dafa bind jëkkër ak jabar joo xam ne ay sénégalais lañu ay africains lañu enracinés mais jàng école di jàngale xam nga ñooñu dañuy nekk personnage à double face alors ni ñuy dundee seen sëy bokkut ak ni ko seeni wajur di dundee ni ñu koy dundee bokkut ak ni ko seeni doom di dundee ëllëg ndax contexte dafay changer mu alerte ci nag moo taxoon roman boobu interpellé woon beaucoup de sénégalais muy góor muy jigéen muy xale muy ndaw ku ci nekk nag ni nga koy liiree ña ngi koy jàngat ci sa profil fi nga toll bi nga koy liir xam nga li nga wax léegi dëgg la xale bu jigéen bi nga xam ne boobu lycéenne la wala collège kii étudiante duggagut ci néegu sëy mais mi ngi bëggante wala ñàkk bëggante bu koy jàng du jàngat la même chose que ay at ci kanam bu duggee ci néegu sëy séq ak góor ñu séq difficulté yi ko roman bi rappelé ay yooyu nag mu nekk loo tax mu tax ay certains types de livres comme ça ñu di ko war toujours di fàttali bon c'est vrai que nag léegi gone yi liiratuñu waaw liiratuñu parce que dañu am des raccourcis pour accéder à l'information mais lecture moom dara mënu ko remplacer téere jàng ko dara mënu ko remplacer parce que condition yi ngay nekk booy lire livre mënta nekk mukk condition yi nga nekk boo téyee smartphone di jàng c'est pas la même chose lire d'abord booy lire da ngay isolé or léeg-léeg nga soo duggee ci bus téeméeri nit ña connecté sa smartphone les gens ne sont pas isolés ni physiquement ni intellectuellement ñaareel ba li ngay jàpp ci booy lire téere ak ni ngay jàpp ci booy lire un autre produit analogique du doon benn électronique plutôt du doon benn nga xam ne kon donc war nañoo dellu siwaat ci sans occulter nag les moyens d'accès à l'information moderne parce que nag bàyyi leen téléphone yi bàyyi leen ordinateur yi xel mun ko sax nangu parce que day lu xew mais nan la ñuy def ba di ko associer ak mode yi nga xam ne yëpp dina permettre nit ki mu gëstu ba taseeg xam-xam boole yëpp nag su ko defee ci lay ubbi nu mu teeti gis-gisam ci yu bari ku mel ne Mariama Ba c'est heureux que tey l'anniversaire de son mort coïncider ak le concours général. Exactement. Exact. Concours général. nga xam ne concours général c'est le culte de l'excellence et de la qualité. Mariama Ba modèle la ci société bi. téere bi mu bindoon roman bi une si longue lettre bokk na ci téere yi mu gën a traduire ci langue yëpp. foo dem ci àddina moi j'ai beaucoup voyagé mais néew na foo dem ci àddina foo xam ne fii boo jaxasoog borom xam-xam yi duñ ngeen di waxtaan ci culture duñ la waxal mu teeti une si longue lettre yëg-yëg bi ñu ci am le nombre de conférences que ñu di organiser séminaires yi ay kii colloques yi congrès yi di ci communiquer dafa mel ne téere yi suñu waajur kii Sow Aminata Sow waaw nga xam ne Aminata Sow Fall téereem yi pratiquement peinture sociale day gis ci askan wi lu rafet mu waajal ko bindee ko noo xam ne nii ku ko dégg rek même boo ci nekkutoon ci a tendance nekk ca
gis ci askan wi loo xam ne rafetul mu bind ko ni de façon telle que boo ko jàngatee da nga lii kat man ndeke mi ngi ci man ndeke rafetul taxal ma jéem koo bàyyi loolu nag la littérature di jariñ dafay yokk nit ki xam-xam ba pare yokk son niveau de conscience et de responsabilité ba tax na amit kii nu mu teeti Mariama Ba ñu di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla atte ci yërmande di ci profité ba ñoo àgg ci di jaale aussi réew mi yëpp ci génn nag àddina sëñ Mansour Sall moo doon xalifa sëñ Abbas Sall bu Louga mu doon ni ko am taxawaay ku am dayoo xam nga bu ne xalif rek boo ko déggee da ngay wax xalif bi sëriñ nangam sëriñ la parce que dans sa famille ay sëriñ lañu mais c'est oublié que il a fait les grandes écoles françaises il est diplômé de la Sorbonne bi mu ñibbisee Sénégal fekk baayam nekk ci jal bi ay frère am nekk fi yu ko mag ki lycée Van Vollenhoven nekkoon professeur di jàngale ba tuuram jot mu dem toog fa baayam toogoon nga xam donc ubbi koom ci àddina du point de vue intellectuel et de l'expérience mayoon na ko pratiquement mu mot sëkk li ko bàyyam doon doyee ñu di ko ñaanal di ko jaale nag ñëpp toute la famille notamment un de ses frères qui est particulièrement mon ami di ko jaale toute la umma di ko jaale sama mbokk sama xarit sama soppe nu mu tuddi Cheikh Ahmad Tidiane Mbuub ca Ndar nga xam ne wuy juram mu xaddamu góor gi Abbas la woon ak famille am yëpp di leen massa. Très bien. Alors en tout cas am na solo bu baax a baax professeur Mbaye Thiam te rappel bi mu def dafa important parce que Mariama Ba su génnee àdduna tey ñuy célébrer ñi nga xamante ne l'excellence ñooy ñi nga xam ne concours général élèves yi gën a ay et c'est sûr que ni maison d'éducation Mariama Ba nga xamante ne moom lañ ko duppee xale jigéen ñi fa nekk di ràññeeku bu baax a baax ci concours général bi tey je leur souhaite tey je suis de tout cœur ak élèves waaw tey dama faral waa Mariama Ba te damay ñaan ñu rafler tous les prix daal di jël ba meilleur élève bi sax jaari saw bi daal di génn ci ñoom wax nga dëgg parce que loolu dafa nekk lu am solo mu nekk 60e anniversaire concours général ñu daal di koy dutee ki nga xam ne mooy professeur Souleymane Niang xam naa bi dinañ ci ñëwaat absolument waaw c'est ça alors dañuy daal di jàll ci seen rubrique l'heure des profs Toc Toc Sénégal. L'heure des profs ou plutôt l'heure du professeur tey waxtu waaw il y a un seul professeur sur le plateau tey c'est l'heure du professeur Mbaye Thiam ñuy waxtaanee li nga xamante ne moo di bibliothèque numérique bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru alors xam-xam professeur Mbaye Thiam daal di accessible xam-xam daal di accessible en un clic comme ni nga ko waxee ak suñu thème bi le savoir en un clic waaw xam nga Aïssata Ibrahima gis nga xam-xam mooy libérer aw askan gis nga askan wu xamul ñu néew xam ca day may ña xam bu leen neexee walla seen jikko rafetul ñu noot ñi xamul ba pare suñ xamut ñi ëpp ci askan buñ xamut askan wa progrès yi waroon a mën a def du ko def moom ndax xam-xam nag Aïssata moom la yàlla def muy li ñu fi ngay jaar pour jaamu ko gis nga nit ko xam duñ mënta jaamu yàlla ak askan wa bokk parce que nag c'est pas par hasard que yàlla bi muy feeñal ay nit ñi muy joxañ ne xoolal leen ma ni niñ mel roy ci ñoom bu ngeen jàkkaarloog man ma àtte leen ci yërmande mais téere la leen jox ba ñuy ñëw les trois grandes religions révélées bu ci nekk yonent bi ko indi téere la ko yàlla jox Moussa bi muy ñëw la Torah la ko yàlla jox muy livre juif yi bi yonent yàlla Isa ibn Mariam di ñëw mu jox ko l'évangile la Bible mu ñëw muy repère bi muy tëj la révélation mu jox yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab téere alquran mënoon na jox kii aw xeer jox kii aw yet jox kii ab téere mais ñoom ñëpp téere la jox nga xam ne mooy fi ngay jaar pour xam ko moom yàlla bi muy mujj wàcce téere bi mu mujjee wàcce baat bi ci njëkk mooy iqra bismi rabbika llazi xalaq jàngal non pas pour jàng mais jàng ci sa ndigalu boroom ngir ëllëg nga mën a xam sa borom ba pare nag dëxañ ci loolu
xam-xamu addina bi ñuy transformer qualitativement loolu nag moo tax ñu mel ne ñun di jàngale ci école de bibliothéconomie école boo xam ne téere lañ fay jàngale genèse u téere fan lay commencer ban koy xam bind ab téere nan laa koy bind nu ma koy tuddee su ma koy bind lan laa ciy wax lu ma ci du wax nangam ba bés bi ñu koy teg nu mu teeti ci rayon ne gone yi wala mag ñi mën ngeen a ñëw ab ko ñu abal leen ko wala ngeen jënd ko ñu jaay leen ko cycle boobu mooy le cycle du livre l'accès au savoir or addina bi yëpp dañu d'accord ci ne ay sa xam-xam suñ ko lawalee jàmm jën soxla sax ci diggante nit ñi ci seen biir ak nit ñu sequt mais mooy gën a yomb gis nga bi fii Banque mondiale ak FMI ak toutes ces organisations commencé naan woy en Afrique fokk ñu wàññi affaire école kii parce que dafa cher nañ def ci agriculture kii UNESCO mos na fi inventé benn slogan dafa ne woon si l'école coûte cher essayez donc l'ignorance bu fekkee ne l'école dafa leen jaaxal ba nga ne l'école dafa cher li ñu ci def dafa ëpp bàyyi leen école te dem nag ci ñàkk xam a gën a cher foofu ba pare moo ëpp conséquence léeg-léeg ñu ne diw dafa ragal ñu ne dafa jàng moo tax sa boo jàngee lépp looy bëgg a def boo ko junjee rek commencé di seet ndax dinaa ko def ndax du ma ko def pourquoi ma war koo def lu tax moom ma ñàkk ko war a def su ma ko defee lu muy jur ki jàngul te jàng du jàng l'école kese du jàng l'école kese du jàng l'école kese c'est-à-dire jàng mooy mi ngi commencé ci biir néeg bi nga juddoo gis nga nàmpal rek di nga jox benn doom muy nàmp jàngal la yar bi ngay yar topp doom ci kër gi jàngal la ba baa nga dem université wala nga ñàkk faa dem foo jaar jàng la or université Dakar nag daf ci amul boo xam ne bii fokk mu assumer ko d'abord université Dakar c'est la première université francophone ou française d'Afrique au sud du Sahara bi ko tubaab bi créé en 1957 moo doon la 18e université française boobu fekk na fukki université ak juróom-ñaar nekk en France di seet dans son nu mu teeti espace universitaire fu ñu def beneen bi ko fukki ak juróom-ñett ñu def ko Ndakaaru gii mu 18e université française dépendroon booba ci académie de Bordeaux la dépendroon nga xam ne dañ ko ubbiloon doomi Afrique yi bëgg a ñëw France jàngi te mënuñoo dem moo tax mu nekk une université africaine ouverte nga xam ne donc li fi nekk lépp pratiquement héritage commun la ba ci bibliothèque bii nga xam ne tey moo indi waxtaan wi alors justement bibliothèque moom la ñuy waxtaanee professeur bibliothèque bi yan coppite la mën a indi ci gëstu bi étudiants yi di gëstu ak keneen ku mu mënti nekk lan mooy avantage yu bibliothèque numérique bi bibliothèque numérique bi kii phase la ci évolution wu bibliothèque bi ndax bibliothèque bi mi ngi commencé ci téere yi ñu fi dajalee ay sa gis nga xam-xam néew na lu ko nit di inventé ci dara xam-xam généralement da ngay fekk lu ñu inventé ba pare nga gëstu ko gis ci njariñ yaakaar ne buñ ci tegee leneen dina gën a am njariñ mais nag donc fokk nga fekk loola ñu inventé woon avant yow bind ko avant yow fokk nga gis ko jàngat ko door a mën a xam ne lii kat am na njariñ ñi ko bindoon ñi ngi sukkandiku ci nangam ak nangam mais boobaak léegi am na leneen lu fi feeñ loo xam ne ñoom xamuñu ko woon parce que fekkewuñu ko woon man mi ko fekkee nan laa ko ciy yokkee looloo tax bibliothèque baax parce que nit ki du inventer rek dans le néant même gis nga poésie gii ngay toog rek yow toog di bind say poème ni mu la neex ni nga ko gisee du invention gratuite dafa am looy yëg dafa am looy bëgg dafa am looy xalaat dafa am looy junju moo tax ngay bind moo tax c'est pas gratuit ba tax na bibliothèque bii biñ ko defaree inauguré ko au début des années 2000 suñ benn collègue yàlla na ko yàlla yërëm di Henri Sène nekkoon comme man professeur à l'EBAD man bi may ñëw EBAD di jàngale si moo doon directeur des études moom ak professeur Amadou Alassane Bousso bi wàññi ko bërki démb léegi mu am ñaari weer Henri Sène ñu libéré ko mu jógee EBAD dem bibliothèque nekk directeur bi moo gis ne bibliothèque mi ngi bëgg a xat parce que ban koy defar université bi ñaar téeméeri étudiants fi nekkoon ñu dem ba nekk 6000 8000 10000 mu taxawal bibliothèque bu bees bii nga xam ne bokk na ci fukki bibliothèque yi gën a rëy ci àddina waxuma ci Afrique ci àddina ci taille
bibliothèque bi 1800 places de lecture la c'est-à-dire presque ñaari junni étudiants mën nañoo dugg ku nekk toog ci chaise di jàng te doo gêner sa morom. ba pare yeneen place des yoo xam ne ci couloir yi ci espace kii yu mën a jàng xam nga loolu dafay dal di may nit ñi ubbeeku téere yi waxi nopp entre téere yi ak yeneen xam-xam yu ñu fixé dans d'autres kii ay disques ay cassettes ay kii ñi ngi autour de 800 000 références parce que 1 million de documents yoo xam ne ci xeetu xam-xam yépp ñu dem nag ba mu yàgg nit ñi ay sori ay ñàkk jot ay ñàkk man tax ñu bëgg a ñëw ci bibliothèque bi te mënuñoo ñëw wala boog bu ñu ñëwee mu xat ci la Arona Ndiaye mii ko jiite tey di génne EBAD aussi ak ñim ko séqal ñëpp nag parce que mat nañ fa juróom fukki nit yoo xam ne ñaar fukki wala fanweer yi ay diplômé de l'EBAD lañu ñu ne nag seeti ne ñi mënta ñëw ci bibliothèque bi nan la leen di bibliothèque bi di fekkee fañ ne loolu mooy bibliothèque bi ki bëgg a ñëw te mënta ñëw ndax sori na wala am matu ko man matu ko jot gi matu ko mu bëgg xam-xam su mënta ñëw fa mu nekk nan la ko fa bibliothèque yi fekk kon jariñ li mooy soxlaatul ni di déplacé wu pour dem ba bibliothèque universitaire mën nga toog sa kër di dugg ci biir bibliothèque bi d'abord loolu nekk na mais surtout ci domaine bi nga xam ne moom la ñu visé bi ñuy def bibliothèque numérique maanaam thèse yi gëstu bi c'est-à-dire université ñeent fukki établissement la ak benn 41 établissements bu ci nekk ñu dafa def ay mémoire de maîtrise dafa def ay thèse de doctorat dafa def ay nu mu teeti mémoire de DEA DS et consort ñu ne yooyu au-delà de yi ñuy jënd ci livre yi ci édition yi nan la ñuy fexe ba tabax yi boo xam ne bii dinañ ci def modèle boo xam ne boo ne man li ma intéressé mooy par exemple le roman sénégalais mu daal di génne lépp luy roman sénégalais boo xam ne étudiant professeur bind na ci nga ne roman sénégalais bi ma soxla mooy bu entre 1900 et 1920 mu génneel la ko wala boog 2000 2005 wala bu jigéen bind wala boog quel auteur bu dajaleel la ko nag nga mën ko afficher sur un écran muy sa téléphone muy sa ordinateur muy dégg ba pare li muy gën a kii moo Aïssata moo di léegi ci xarala yu bees yi nit war na mën a jàngale ci une si longue lettre ci classe yore ordinateur ak vidéoprojecteur ne connecté wu sur la bibliothèque bu nu amee service de connexion élèves yi di gis téere bi gis nga loolu war na mën a fouetter intérêt xale yi ba buñ génnee dem seeti ko fa mu nekk jënd ko parce que dañu xam ne c'est une réalité muy nag liggéey bu xaraña parce que ëpp na ñaar fukki at bi ñu koy xalaat ba tey mais nag ni ñu koy tabaxee base de données lay doon boo xam ne du jël ci rek numériser rek du déedéet da nga koy tëgg sur un modèle boo xam ne bi dafay méngoo ak li xam-xam laaj ci bibliothéconomie maanaam science du livre ba nga xam ne bu ëllëgee buñ ko bëggee connecté ak bibliothèque bu Ndar ak bibliothèque bu Ziguinchor ak bibliothèque bu Thiès ak bibliothèque bu Bambey mu mën a nekk parce que projet bi moo di defar une base de données en réseau ba nga xam ne li ngay wut bibliothèque bu Ndakaaru boo ko gisul mu ne la ñun amuñu ko waaye Ndar am nañ ko nga daal di cliquer dem Ndar waa Ndar ñun benn lañ ci am mais Bambey am na ci nangam nag loolu mooy projet bi nga xam ne day donc wasaare xam-xam ba nga xam ne ki mën a ñëw étudiant bi inscrit université moo mën a ñëw ab bu ko dem mais ki mënta ñëw moom gis ko mais surtout ay bi nga xam ne du étudiant du chercheur mais xam-xam da koo ñor te réew mi nag ñooñu bari nañ fi nga xam ne dafay liggéey amul jot gi mais bu guddee bu reeree ba pare toog këram ak ordinateur am connecté wu sur la bibliothèque xam-xam bi ko intéressé muy histoire muy géographie muy chimie muy médecine muy sociologie mu seet lu ci bibliothèque bi am ak lu keneen am mais gëstu ko léeg-léeg mu imprimer su ko neexee léeg-léeg mu kii fixé ko sur un disque dur wala loolu ay mooy vulgarisation scientifique muy ak njëriñ lu rëy loo xam ne nii nag buñ ci defee li ñu war surtout ci réseau bi ñu créé muy COBES c'est le consortium des bibliothèques d'enseignement supérieur du Sénégal c'est-à-dire mbootaay la goo xam ne li ko dali ci université de Dakar ba ci yeneen université yépp de l'enseignement supérieur du Sénégal dañuy daje suñu dajee ñu seet ku ci nekk li nga am ci xam-xam ñu wasaare ko xam nga bu boobaa sax
day yokk xam-xam bi parce que Université de Dakar boo nekkee ci réseau am téere bu am solo bu génn cher mu bëgg koo jënd mais bu ko waree jënd gis na Université Saint-Louis am na ci benn Thiès am na ci benn mu ne kon kii jarta jënd léegi naa jënd leneen nga xam ne ku fi connecté bëgg koo kii ñu ne la non connecté wul sur Saint-Louis parce que am nañ ko Thiès am nañ ko su ko defee dafay yaxanal xam-xam bi yombal ko ba pare tasaare ko parce que nag gis nga xam-xam moom ay sata ala kulli ayib réew mii xam-xam moo koy def xam-xam nag bu ànd ak jikko yu rafet évidemment mais xam-xam d'abord moo koy defar maanaam fexe ba su ne fukki sénégalais fu mën ci nekk juróom-ñett ya am un niveau minimum de savoir et de connaissance bu ko defee ci la ñuy mën a seet nag naan waaye ñun alam bii ñu nekk surtout contexte bii ñu nekk nga xam ne ñëpp dañ ne c'est défavorable mais nan lañ koy maîtriser parce que yàlla loolu doo nga tax mu bind xam-xam maanaam nit ki bu nekkee ci jafe-jafe tibb bu ci xelam booree xolam defar loo xam ne moo koy jëlee ci jafe-jafe ji. Très bien alors Papa Ibrahima Ndiaye sànq ba tey mi ngi bëgg a am waaw xam professeur bu waxtaan day am solo du ma ko bëgg sax nag ne lu jëm ci wàllum li nga xam ne mooy protection parce que yaa ngi wax léegi ne données yi am solo la réseau bu yaatu boo xam ne ay données personnelles moo ciy nekk ku ne réseau nag foog nga wax loolu mais est-ce que lu jëm ci wàllum sécurité amul loolu ci tiit ci wàllum parce que souvent ce sont des thèses des doctorats yi ñu ci dugal yu bari yoo xam ne ay propriété intellectuelle la aussi. ah yéen dañ koy protéger parce que nag thèse bi nit a ko defar. moo ko bind. bi mu koy bind ci département la ko bindee. ci faculté wala ci école. ñoo créer conditions yi tax mu mën a def thèse. d'abord conditions physiques conditions matérielles créer les conditions académiques ay professeurs dañ koy encadrer ay jury dañ koy valider ñooñu ñëpp dañ leen di xaat mooy la dimension légale de l'accès à l'information c'est-à-dire bu ñu yaakaaree nag xam-xam moom lu ñu sànni ci mbedd la ku bëgg for loolu du loolu parce que xam alal la fii ñu toll tey ci àddina am xam-xam ci lenn moo ëpp solo am lenn loola ngay wax gis nga gaz bi ñuy wax ak pétrole am xam-xamu nu ñuy exploiter gaz am xam-xamu nu ñuy valoriser gaz moo ëpp solo am gaz gis nga boo amee gaz te amoo xam-xam ba nitay jógee fële fukki dërëm yu gaz bi génne mu jël juróom-ñeentee bay la ak dërëm mais soo amee xam-xam bi ay Sénégal yoo xam ne jàng nañ lan mooy gaz nuñ koy exploiter nan lañ koy gérer suñ koy exploiter nan la ñuy valoriser ci ba nga xam ne ëllëg ak si biir mu jeex ak mu ñàkk a jeex du fi bàyyi musiba loolu xam-xam moo koy maye. moo tax dans la société de l'information nga xam ne bi ñu tasee Tunis en 2005 2006 di ko signifier dañu ne woon la société de l'information est une société de savoir et de connaissances en partage noonu la ko Nations Unies définir après évidemment nag mooy nag borom xam-xam yi maanaam dafay lu ñuy bokk ñun ñëpp ku nekk di ci gis sa bopp di ci jëriñu te du la yàqal du yàqal sa morom. Très bien alors professeur laata ñoo tàggoo rek am na benn procédure boo xamante ne ku bëgg sa thèse wala sa mémoire nekk en ligne yow moom nga war a topp xam naa mi ngi ci site université mais dama bëggoon nga wax leen solos def foofu say recherche man Aïssata ma def une thèse de doctorat ci coronavirus wala ci leneen lu mu mënti nekk lan mooy sama intérêt man Aïssata ma jël sama thèse boobu fexe ba ñu mettre ko en ligne. D'abord obligation la gis nga boo nekk université Dakar depuis quelques années boo defee mémoire boo defee thèse dafa bokk ci say wareef obligation soo paree nga dem bibliothèque déposer exemplaire physique ak exemplaire électronique loolu ñu ko def bariwul de mais gis nga boo ko deful nag normalement waruñu laa jox quitus gis nga étudiants yi am bourse def thèse sa dernière bourse bala ñu la koo fay da ngaa war a def loolu da ngaa war a dem bibliothèque déposer thèse bi déposer version électronique ñu defal la quitus wane na Aïssata def na thèse département X déposé na ko bés sa tànk nga dem déposé ko fi nga defee thèse ñu jox la attestation de soutenance nga dem déposé ko bureau de bourse ñu doon laa fay. obligation la parce que thèse bi yow mi ko def kenn ëppalewu la ci mais réew mi nag ci la nag investissement réew mi moo tax nga def ko. bu fi département nekkutoon professeur nekk fi laboratoire nekk fi doo def thèse.
ba tax na yooyu yëpp nag dafay laaj nit ñi xam ne njëriñ la ci ñoom. Ensuite ay sata xam nga booy gëstu dafay njëriñ ci yow miy gëstu ñeneen ñiy gëstu ci àddina gis la xam ne yaa ngi ci gëstu parce que dafa am communauté de chercheurs. Mbaye Thiam archiviste la mais bu fekkee moom dong nga xam ne archiviste ak ñi muy jàngale mais du archiviste dara. dafay rafet ci yeneen archiviste ci àddina bu ñuy gëstu bëgg a daje daal ne dañoo def colloque congrès wala séminaire sur tel thème ñu ne ñan ñee ci mën a bokk ñu ne Suède lañ koy defee ñun Suède waaye mais dañuy ubbeeku buñ bi ko buñ seetee ci àddina ñu ne am na waay yu ñuy wax Mbaye Thiam de kuy jàngale école bi bind na ci nangam ñu ne nañ ko invité loolu tax du leen invité. dafay def ce qu'on appelle nu mu tudd day tax nit ñi xam la ràññee la. mais gis nga bu nekkee bibliothèque ñun bibliothécaire dañu am xarañ ci ni ñuy tabaxee bordereau de présentation yi ba nga xam ne. fu nit nekk ci àddina buy wut ci xam-xam bi nga bind téeméeri sujet yi njëkk a bind yow nga bokk ci. muy le référencement. gis nga xam nga suñu bindee ci benn sujet ay millions bind ci sujet bi. yow nga Sénégalais bokk ci. mais mën nga du téeméer kenn du yëg na bind nga ci. mais référencement bi modèle bi ñu koy présenté. mën nañ koo def ci ay xarañ ba nga xam ne boo demee ci moteur de recherche yi. téeméeri sujet yi njëkk a génn xam nga boo bindee un sujet. ñu ne la y a 1,900,000 références. xam nga 909e référence ba nga caa àgg taxaw. mais fukki référence yi njëkk a génn. mais dafa am nu ñu koy présenté. lu technique la boo xam ne ci ñun dañ koy jàngale. Très bien. En tout cas am na solo bu baax a baax comme d'habitude professeur Mbaye Thiam ñu lay jaajëfal bu baax a baax. ñi leen di jaajëfal di rafetlu liggéey bi suñu ay élèves anciens étudiants def. muy liggéey bu am solo. am na keneen ku mel ni ñoom moo nekk responsable de la bibliothèque de l'université Assane Seck ca Ziguinchor. moom it mi ngi ci. parce que moom mettre na en ligne sa bibliothèque numérique. waa Thiès ñi ngi ci. ñoom Thierno Kandji waa Ndar ñi ngi ci waa. bu ñëpp àggee. université privée yi sax def ko. yeneen université yi publique yi écoles yi def ko. dafay nekk une bibliothèque numérique sénégalaise. nga xam ne looy wër ci am xam-xam rek bala ngaa àgg ci li ci tubaab bind wala suédois wala américain suédois di nga xam li ci Sénégal yi bind d'abord. nga gëstu ci tibb ca la nga moom daal di kii. loolu nag njariñ la loo xam ne lii ñi ngi ciy liggéey sax ñun ci benn association. bu Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amin jiite dugg nañ ci déjà ci li mag ñi bind mag yi diine yi maam Cheikh Ahmed Bamba lan la bind maam Seydi Hadji Malick lan la bind maam Cheikh Bou Kounta lan la bind maam dina nga xam ne soo demee sur un sujet nga par exemple l'héritage nan la ñuy donn ci lislaam boo ko ci dugalee dafa lay Sëñ Tuubaa bind Alaaji Maalik bind na ci téere sàngam diw loolu ñu ngi ciy liggéey loolu mooy tax ëllëg ak si biir li ñu Senghor doon wax au rendez-vous du donner et du recevoir bu ñëpp ñëwee ku nekk indi sa kàggu daal ne ñun ñoo bind lii ñun Sénégal ñoo bind lii loolu dafay rafetal suñu taarix day rafetal suñu image en Afrique et dans le monde ba pare nag yokk surtout li ñuy wax la vulgarisation des savoirs et des connaissances. En tout cas am na solo bu baax a baax ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom professeur Mbaye Thiam di jaajëfal bu baax a baax papa Ibrahima Ndiaye bu suba incha allah. gars yi xaw a wàññi Wikipédia Google di dem directement ci source yi. nekk na lu am solo jeex na taag ci bibliothèque bi. Wikipédia nag du référence yi. waaw étudiants yi may encadré dama leen di wax ñàkkul mën ngeen cee kii mais boo ko defee en référence dama koy effacer. alors di leen jaajëfal bu baax a baax yéen téléspectateurs ak internautes yu ITV rendez-vous suba jàmm ci benn numéro bu seen matinale d'information.